Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu wér te wóor. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. mbokk yi asalaamaaleykum dañu bëggoon waxtaan ak yéen ci mbiru garab. waaw parce que garab lu am solo la. lu am solo la tey sëñ bi kon dañuy njëkkee ci li nga xamante ne moom moo di médecine traditionnelle lan mooy médecine traditionnelle avant tout. voilà médecine traditionnelle fi mu jógee mooy dafa am ñetti façon médecine bu njëkk bi mooy médecine bu nga xam ne dafa jóge ci yàlla muy médecine divine am beneen médecine boo xam ne c'est une médecine prophétique maanaam moom la yàlla jox yonent yi comme par exemple yonent yàlla Isaa daana faj ay aveugle daana faj ay lépreux ak yëpp kooku c'est la médecine prophétique am na aussi la médecine moderne mu ngi jóge entre la médecine divine et la médecine prophétique waaw donc médecine boobu foofu la jógee ñu di ko développer mu egsi fii Sénégal nag mbiru médecine traditionnelle lañ ko xaw a négligé ba moo tax actuellement ñu ngi dajeek benn feebar boo xam ne jaaxal na monde bi te amul kenn ku ci mën a réagir li ñuy xamoon yëpp def nañ ko jàllul li ko indi mooy c'est une maladie satanique dafa ànd ak seytaane parce que loolu boo xoolee ba xool ko yonent yàlla Souleymane waxoon na ko bi muy dem nee na xeex naag ñoom mais dinañu dellu siwaat boobu moo nekk nii donc su fekkee dañu bëgg a faj dañuy jël ñaari médecines yi la médecine traditionnelle ak médecine bi nga xam ne c'est dite médecine moderne jéem ko fusionner comme dans le cas de beaucoup de pays comme le Bénin ak le Burkina ñoom dañuy boole seen ñaari médecines yi pour mën a combattre loolu mais seet nañu Sénégal dañu xaw a rejeter la médecine traditionnelle alors kooku erreur la man dans mes travaux am na nit ku ñëw benn bés ne daf doom ji dafa feebar jaaxal ko lool mu ne affaire seytaane la ma ne puisque dégg nañ ne mën naa affaire seytaane ñu indi ko ci man mais dama xool xale bi rek ne ko kii na dem urgence en hôpital ba mu demee hôpital mu dellu see papa ji ñëw fekkaat ma fa ne maa ngi lay gërëm parce que nee na médecin bi nee na su ma yéexoon xale bi dee effectivement boo ko xoolee dama xam ne xale bi dafa tétanos donc ce qui veut dire que ñun bu ñu rejeté wul rek danañu jël malade yóbbu leen à l'hôpital parce que ci ñun la ñu gën a am accès que ci médecins yi donc ñu war a servir de tampon aux médecins ñoom suñu ñëwee rek nañ leen ne lii kat yóbbu leen ko hôpital waaw ñun daal loolu lañ ci gis ba ñu mën a travailler ensemble parce que maa ngi dégg benn docteur keroog muy wax naan malade yi toujours dañuy ñëw en retard dañuy ñëw quand il est trop tard à l'hôpital mais c'est normal xam nga lu tax parce que yow boo ñëwee à l'hôpital da ngay taxaw ci bunt bi ñu bàyyi la sur les carreaux on te demande une somme de 50 à 100 000 francs wala doo dugg waaw mais ki amul lu mu ndekkee du ñëw du mën a dugg ci loolu c'est pas possible moo tax ñoom ñuy rabattre ci les médecine traditionnelle mais il y a des conséquences parce que yenn saa yi ñoom dañuy yéex a dem à l'hôpital parce que xam nañ bu ñu demee hôpital kenn leen toppatoo waaw loolu yàgg na ci médecine fii au Sénégal donc ce qui veut dire que ñun li ñuy demandé daal mooy feebar bi jaaxal ñëpp nañu rapprocher la médecine traditionnelle parce que réaction yi nga xam ne moom la garab gi moom la maladie bi di def dafa niroog yenn maladie yu fi nekk te yenn maladie yu fi nekk mais suñu médecine traditionnelle koy faj est-ce que duñ leen approcher jéem a waxtaan ak ñoom travailler produit boobu jéem ko traiter suñu malade. am na solo. ci biir loolu ba tey ci biir médecine traditionnelle bi dañuy ñëw ci cuuraay yi nga xamante ne yaa ngi koy joxe te àdduna yëpp bëgg ko. waaw bëggoon xam cuuraay yooyu cuuraay lan la ak lan mooy secret cuuraay bi. parce que cuuraay bi boo gisee ñu defar ko dañu basé wu ci ay saaru alxuraan maanaam bu yàlla wax ulansu bi falaxi wala wax ulansu bi naasi soo xoolee traduction bi di nga xam ne am na yeneen être yuy dund ak ñun duñu dugg ci ngelaw ak yu ne di créer du négatif suñu yaram te boo créer du négatif da ngay gis organisme bi dafay désorganiser yenn saa yi da ngay dem hôpital ñun la gisuñu dara radio échographe gisuñu dara te malade baa ngi sonn mais kon y a une autre médecine bu ne ci gannaaw yooyu nag en général ay ngelaw seytaane la seytaane ngelaw rab mooy dugg nit su la xasee bu duggee souffle boobu bu la duggee rek médecins yi sax dañuy xool lu ñu gis dara donc ci yenn yooyu la ñu basé
pour mën a liggéey yenn li nga xam ne dafay dégage yu négatif ci yaramu nit ki parce que médicament dafa complexe fu mu complexe mooy médicament bu duggee ci biir gémmiñ parce que boo déggee ñu naan un malade dafa fekk dafa am dysfonctionnement ci biir yaram bi te dysfonctionnement li ko indi en général am na médecins yoo xam ne seen feebar seen faj mooy calmer la douleur parce que malade boo gis rek douleur boo gis au niveau de l'organisme rek am na signalement bu muy joxe sa yaram am na foo xam ne bu méttee rek mu ngi signaler ne am na dysfonctionnement boo xam ne mu ngi ci biir organisme bi am na quelque chose qui fait mal léegi boo dee médecin bi ba ko mu seet les causes dafay mel ni kuy anesthésier le mal parce que mal bi boo ko stoppé rek da nga naan nit ki wér na fekk feebar baa ngay gas ci biir te nit buy jël garab gis nga garab nga jël ko seex ko dugal ko ci biir danger bu mag nga ci parce que le médicament est un poison kooku moom ne ko ñëpp xam médicament poison la ñi def pharmacie xam nañ leen wax nit ki dafa am moment bu mu war a naan garab parce que am na garab yoo xam ne boo koy naan da ngay xiif waroo lekk am ñoo xam ne boo koy naan da ngay lekk ba pare soo ko naan am na yoo xam ne au milieu des repas nga koy jege donc am na yoo xam ne boo koy jox nit pour mu naan ko wala mu employé ko war nga xam organisme naka la koy réceptionné soo ko xamulee rek dootul faj day yàq waaw parce que garab bu duggee ci biir yaram dañuy calculer vitesse su garab gi garab bu dugg ci yaram dafa am vitesse muy dawee ci biir vitesse bu ci dawee ba ci biir am na transformation bi muy def ci biir waaw bu jógee ci transformation bi am na distribution boo xam ne daf koy tas ci biir organisme bi pour que mu mën a atteindre objectif bi nga xam ne dafay faj waaw donc nit ki balaa nga ko jox dara mu naan ko wala nga kii ko na nga xam garab gi nga koy jox soo ko xamulee dina jur musiba waaw. am na solo ci biir loolu am na tamit benn maladie boo xamante ne bii sonal na àdduna muy ndoxum siti ndax am nga secret bi. waaw ndoxum siti moom am nañ ci 30 ans d'expérience boo xam ne dañ koy traité mais su ma déggee ñenn tradipraticiens yi naan mën nañ ko faj en une semaine daf may jaaxal parce que problème bi dafa dugg ci biir sang bi et que ndoxum siti c'est héréditaire waaw ndoxum siti daal boo ko bëggee topp di ko faj topp au minimum 5 à 6 mois mais du maladie bu gaaw boo xaw a dafa war a dem parce que seet nañu ndoxum siti du en général bu ko tubaab bi daan faj pénicilline retard lañ ko daan faje parce que dafa am boo xoolee ci organisme bi pénicilline retard moo ko mën a faj parce que pénicilline retard bu ñëwee ci garab ci organisme bi dafay cohabiter que microbe bi di ko rey ndànk-ndànk mais boo jëloon par exemple pénicilline G nga piqûre ko 1 million mais dafay def benn réaction boo xam ne boo matul dina yàq seeram waaw donc ndoxum siti xam nañ ne garab wolof yi am nañ ci efficacité am nañ ci efficace bu baax donc ñun xam nañ ko daal même bu génnee sa yaram sax am na benn genre pommade bu ñuy defar boo xam ne di nga ko mën a jël par application par la voie locale nga di ko diwoo di ko naan ba mu disparaître. voilà sëñ bi bu ñu duggee ci foofu dañuy dugg ci li nga xamante ni moom moo di hémorroïde. hémorroïde tamit nekk na loo xamante ne dafa sonal askan wi sonal àdduna. ndax am nga garab boo xamante ne mën na ko saafara. waaw mais parce que hémorroïde boo gisee biir organisme nit yu bari am dysfonctionnement rek c'est parce que base bi ndoxum siti la. ndoxum siti bu duggee ci yaram dafay désorganiser yaram bi ndoxum siti ñëw diabète ñëw. lépp ñooy dañuy am accès ci moom de sorte que base bi ndoxum siti la mais bu fekkee ne hémorroïde bi dafa xes ba installé am nañ ci traitement bu efficace mais nit ñi nañu xam aussi ba bu ñuy faju hémorroïde nañu éviter excitant yi c'est-à-dire ñu éviter di naan ataaya bu bari surtout le café bi mën nga ko bañ a bàyyi sax mais nga wàññi ko xam ni nga koy doser parce que dafay wàññi effet produit bi mais kon produit bi ñëw à 70% 70 à 80% da koy wàññi day wàññi base bi te organisme dafa xaw a doy waar gis nga garab boo ko naanee am na yu bari yu nekk ci corps bi ci yaram bi surtout la lumière digestive dafay supprimer dafay wàññi doole garab gi moo tax ñu naan na nga naan matin midi soir pour mën a combler affaire bi donc ce que veut dire que ndoxum siti hémorroïde
dafa nekk garab goo xam ne boo ko bàyyee sax dafay jouer ci sa organisme lu bari daf ci yàq lu bari surtout sur le plan sexuel dafay wàññi sa doole et puis ñi nga xam ne dañu am hémorroïde nañu faral di naan lu bari gis nga ndox moo yor doomu aadama soo amee hémorroïde il faut beaucoup boire au minimum 2 à 3 litres par jour parce que boo koy naan dafay faciliter selles yi di dégager yenn yi ci organisme bi mais doo jël garab li di ko naan ba pare di naan li nga xam ne da koy affaiblir donc ndox bi siti ak garabu hémorroïde am nañ ci ay tétal yu wóor parce que ñun en général boo ñu ooyee parce que man organiser naa benn organisation boo xam ne mais je préfère travailler en ligne ñu bari ma di leen jot au téléphone di waxtaan ak ñoom di leen conseiller parce que yenn saa yi da ngay gis benn bés benn malade dafa ñëw ne ma man daal vraiment damay palpiter te nee nañ ma seytaane la man ne ko ku la ko wax mu ne ma am na benn sëriñ ma dama seytaane la ma ne ko mais yow te nga dem seeti docteur bi ba mu wax la li nga xam ne moo nekk ci sa yaram parce que mënoo jékki-jékki rek ñëw ne la diw nee ma ne lii seetkat nee na ma nii lii laay def mais il faut demander l'avis du médecin da ngay dem xool médecin bi nga wax ak moom ba mu wax la su traité nga xam ne li jàll nga xam ne kii am na beneen domaine la léegi ma ne ko nag ma posé ko quelque question ma ne ko yow daal defe naa ne da nga am benn problème boo xam ne manque de magnésium la parce que magnésium boo ko manqué sa palpitation sa cœur day gën a augmenté day gën a battre parce que magnésium bi mooy dugg ci organisme bi pour dimbali nit ki sang bi mën a jëm carrément sang bi nag bu amul fu mu jaar da ngay gis mu ay palpitation ma ne ko nag da ngay dem seeti médecin bi ma ne ko pour le moment te am na benn garab boo xam ne da ngay dem pharmacie nga wax conseil pharmacien bi mu wax la garab boo xam ne c'est à base de magnésium nga jël ko mais bu ma ko jëlee dafa ñëw ne ma mais maa ngi lay remercier parce que lii ma waxoon ak li ma seetkat ba waxoon ma ne ko bu leen basé ci seetkat yi il faut aller voir les médecins seet leen médecins yi ngeen di waxtaan ak ñoom nit bu ñu la waxee dara da ngay dem vérifier ko dem docteur bi wax la seet la bu fekkee ne gisul dara wala loo xam ne jaaxal na ko mais nga dem seeti koo xam ne man la may ay garab ay suuf nga suuroo ko moo gën dañuy ñëw ci suñu dernière question mooy li nga xamante ne moom moo di garabu pays bi nga xamante ne tam yaa ngi koy joxe ba tax na ku feebar lu mu garaaw boo naanee garab boobu jàngoro bi day daal di saafara mën nga ñu soo ñëwal tuuti. waaw parce que mooy li ma la waxoon sànq gis nga pays kooku maladie virale la jamono bi leen jaaxal mooy virus tubaab ay na lool mais virus mooy problème am tubaab bu ko fièvre jaune jàppee ba mu dans 15 jours mu dee te fièvre jaune ci boppam pays ci boppam dafa am ñu ko daan faj mag ñi am na ñu daan joxe ay butéel yu faj pays mais boo gisee pays sibiru ak corona seen manifestation presque même chose la c'est pas la même chose mais presque même chose la dañu am même manifestation la ñu am donc pourquoi ne pas ñu jël garabu pays testé ko ci li nga xam ne moo nekk fii te muy maladie virale mooy li nga xam ne moo lëmbal àddina moo tax ma ne suñu médecins yi nañu def recherche ànd ak tradipraticiens yi ñu wax leen lan mooy faj lii ak lii parce que pays ñun ni ñu ko daan faje da ngay jékki-jékki rek gis sa yaram di bañ nga commencé di vomissement et tout mais dafa am ñaari façon pays boo xam ne pays la nii mais am na xam ne pays bu weex la du gaaw a feeñ donc ce qui veut dire que on a remarqué que garabu pays boo ko naanee le matin avant le soir fièvre bi dina baissé di nga gis benn tan boo xam ne ci sa yaram da nga naan non c'est pas possible pourquoi ne pas tester ces produits garabu pays bi pourquoi ñun les africains mënuñu ko traiter ça fait d'excellents résultats moo tax ma ne foog ñu approcher docteurs yi def benn fusion boo xam ne ñun bu ñu ñëwee dañuy wax ne lii la ñu trouvé ñoom bu ñu ko jëlee dem ci laboratoire yi ils vont tester ça parce que garab yi ñuy def nii ñuy plantes yi c'est des plantes naturelles c'est différent des produits yi nga xam ne c'est à la pharmacie parce que ñoom c'est des produits synthétiques bari na effet secondaire parce que benn waay nee na ma alors yooyu garab yi ngeen di joxe dafay indi insuffisance rénale
ma ne ko mais insuffisance rénale si tubaab bi la bëgg te si ñoom la ëppee te ñoom duñu naan sunguf foofu la ëppee te duñu naan sunguf donc ce qui veut dire que garabu pays daal am nañ ci résultat boo xam ne boo ko naanee di nga yaay gisal sa bopp. day gisal sa bopp te en général yi affaire pays yooyu dafay rax seytaane. moo tax ñun bi ñu la koy jox dafa am garabu seytaane bi ñu lay jox ak ay sunguf yoo xam ne da nga koy sangoo. da ngay sangu suuru. waaw ñun nag suñu médecine am na fu mu yem. am na fu mu yem am na yoo xam ne duñ jël risque yi. man ku ci ñëw ba ma gis la mbaa ma xool la mbaa ma déglu la je te donne un conseil va voir le médecin. ba xam li mu lay wax d'abord foofu mooy départ bi. su ñun on est au terminus ñoo ci mujjee. parce que yenn saa yi da nga dem médecin bi ne gis ñu dara waaw da nga tu l'as dans la tête wala comme ça wala yenn saa yi nit rab jàpp ko. ñu naan non daf ko am ci bopp bii di comme ça te ñun suñu garab bu ñu la ko joxee boo ko sangoo suuroo ko mu bàyyi la te bari na jigéen ñi xam ne dañoo am ay rab ay faru rab et tout comme ça mais am na loo xam ne bu ñu ko attaqué da lay lâché bu la lâché nag ah man nga dem continuer si beneen médecine. ñun daal loolu la ñu l'appel bu lay lancé man daal ku ma ci oo wax ma laaj ma dinaa la wax ce qu'il faut faire ah parce que médecine bële am na lu ma ci xam as tuut au moins gëstu naa ci médecine bi aussi gëstu naa ci xam naa ci lu bari. am na yu bari yoo xam ne mën naa ko développer te mën naa ko défendre te lu ma xam la nag te man lépp lu ma recherche dama koy bind je fais des recherches damay bind waaw dama ne la sama bëti xaw a naqari rek mais dama bëgg su ma ko bindee bàyyi ko fii archive ba su ma fi jógee naam ko mën a continuer ñu ngi gëstu de am na solo waaw ñu ngi gëstu moom émission bi émission bi li ma koy tëjee mooy nit ñi daal nañu delloo seen xel ci yàlla te xam ne yàlla mooy yor bakken bu ñu nee tey ñu dem duñu fanaan mais yàlla dafa ne def leen benn pas ma def ñaari pas maanaam boo feebaree da ngay sabablu dem seeti ku la mën a faj dem def lii ba mujj nga am conclusion ci li nga xam ne mooy tane feebar dafa doy waar naan garab dafa doy waar faju dafa doy waar mais daal li ma ci xam daal nit mooy faj mais yàlla mooy wéral mais yàlla nee na da ngay def effet yi da ngay def effet yi da ngay def cause yi ma def effet yi kon yàlla moo lay jàppale ci wér gu yaram mais il faut nga jóg doo toog benn place ne feebar naa yor sa kurus di ñaan yàlla te jógoo fekki borom bi subhanahu wa taala man daal loolu laay am lu may conclure di wax daal nit daal bu feebaree la jóg faju ci waaw te li am solo mooy booy faju it booleel ñaari médecine yi boo làmbee fii tanuwul nga làmba fa ca des mais toujours nañu jëkk ci médecin bi man loolu laa gis de waaw. Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu wér te wóor. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications.